asalaamaaleykum mbokki ñi ngi fii ci Géoul TV ak émission bi ñuy wax gindi askan wi tey nag ñu ngi ci dalal doomu Géoul ñu gën koo xam ci Mame Magaye Mame Magaye nuyu nañ la. waaw Alpha ñu ngi lay nuyu di la dellu nuyu sax la ñuy wax di nuyu Géoul waay yëpp. leen ku ñuy seetaan rek ak ñi nga xam ne dëkk na Géoul yëpp. waaw Mame Magaye ñu jotoon la fee dalal. ci fànn bi nga doon yëngu. nga jotoon na am leeral yoon ci leeraloon. waaw tey nag ñu bàyyi boobu dugg ak yow ci li nga xam ne. ci askan wépp soxla nañ ci leerlu. askan wépp bëgg nañ ci am xam-xam. en tant que jeune boo xam ne Géoul nga dëkk. ci wàllu politique Géoul ak doxalinu Géoul ñu bëggoon ci waxtaan ak yow tey. doon ci taataan sa xalaat ndax jeune nga. bëri nga responsable yoo xam ne yor nga ko ci département bi kon war ngaa xam exactement sa dëkk nan la war a fonctionner nan la war a doxee. ñu la doon laaj ci sa biir dëkk ci doxalin wi nga xam ne moom la ñuy doxalin ci maire bi muy wàllu politique bi ban gis-gis nga ci gis ci wàllu politique bi fii ci Géoul. waaw jërëjëf Alpha yaakaar naa li nga laaj moom day tënk lu bare ci waxtaan bi parce que tamit suñu xalaatee ci jeunesse bi tax. li tax maanaam ñu dugg ci wàllu politique xëy na loolu ci la bokk yaakaar naa ne tey bu fekkoon ni dañu toog ñun rek en tant que jeune ñu xool Géoul gis ni muy doxee mi ngi baax et tout je pense que li ñu waroon def mooy continuer nekk suñu ay activité wa ilaa ñu ñëw fekk si ki fi nekk di doxal loolu wala ñi fi nekk di doxal loolu ñu ñëw apporter suñu plus ci loolu nga xam ne moom la ñu def mais soo gisee suñu engagement lenn indiwu ko ci dëkk bi lu dul xëy na ñu jàpp ni ci suñu xel parce que li nga waxee dafa xaw métti trop boo nee ma dañuy taataan sa xel peut-être xëy na tuuti nañ ci loolu noonu mais mooy am na loo xam ni yàlla may nañu ko ci li nga xam ni moom lañ ci jot a xam te dara may defu ko lu xëy na tamit gëstu boo xam ni wala sonn boo xam ni ak suivre boo xam ne ñu ngi ci dëkkee di ko xool daal jàpp na ni Géoul moom franchement su fekkoon doxalin bi nga xam moo fa war a am yaakaar naa yaa ngi may dégg bu boobaa suñu taxawaay du am mooy que man jàpp nañ dañu bokk si Géoul waaye nga xam ne li ñu gëm mooy gestion bi nga xam moom moo am suñu dëkk daal des na yow lan moo la dugal exactement ci politique bi. waaw moom laa lay wax léegi de façon ramassée un peu peut-être dañuy wax ni seetaan am na toog di xool am na nit tamit du jékki-jékki rek xëy te dugg ci benn affaire peut-être da ngay nekk Géoul waa dëkk ci dëkk bi xam nga yàgg fee nekk ak ñi nga xam ne ñu ngi fi nekk muy équipe municipale yi nga xam ne mooy bii ak bi ci topp ak yeneen yoo xam ne xëy na yaa ngi xool ci ñoom chaque jour ay doxalin yoo xam ne ñu ngi koy doxalee. Bon am na keneen koo xam moo fi nekk aussi mooy la personne du maire bi nga xam moom moo jiite loolu ngay gis wala ngay dégg yoo xamante ni bii par rapport ak yow localité bi nga xam ni kat foo toog moom ngay dem moo jàpp ni yow fa nga bokk je pense que loolu boo ko gisee am yenn yoo xam si ne daf la ci naqari xëy na loolu moo tax ngay dugg ci politique loolu nag li mu tënk dafa xaw a bari tuuti. Mame Magaye ñu gis leen ngeen nekk ay jeunes yoo xam ne toujours da ngeen naan jeunesse su Géoul te bu ñuy wax jeune ci Géoul jeunesse bi nit ñi mënuñoo gis jeunesse bi fan la taxaw ci Géoul ak jeunesse bi lan mooy njariñam ci Géoul ndax dañuy dégg jeunesse Géoul rek du ñu leen gis ñu def dara du ñu yëngu du ñu manifester wu du ñu def dara lan moo waral seen tekkaat dañuy dégg seen tur rek. jërëjëf Alpha ci laaj boobu nga xam ni moom nga laaj. parce que xëy na loolu loo xam ni war nañ ci mën a am ay leeral yoo xam ne war nañ ko ci mën a apporter ci lu ndaw. parce que xëy na lu ñu doon xale am na ay génération yoo xam ni am nañ sens ñun ñoo leen mag. xëy na génération li ñuy tuddee ay génération 90 ak ñi leen gën a nekk xale. xëy na ñooñu loolu mën na leen a xaw a jaaxal tuuti ndax am na leen rëcc. mais Alpha rappelons que gis nga Géoul loolu ci ay jamono la rek fi mu toll nii. parce que lu fi nekkoon ci jeunesse doon na yëngatu. Géoul lépp jeunesse da doon yëngatu. je pense que Géoul bu ñu demee ba vacances citoyennes yi ministre Modou Diagne Fada njëkk a def xalaat ci Géoul. je pense que à l'époque jàppoon na ni xëy na yëngu-yëngu yi nga xam ne waroon na am ci côté jeunesse loolu la nga doon am ci côté géej. à mon niveau mën naa ci wax lu ndaw jàpp ni xëy na am na ci loo xam ni. politique moo ko xaw a yàq. politique moo ko xaw a yàq. peut-être dañ ko nekkandoon nañ ak ay nit yoo xam si ni peut-être ci wàllu politique nangootuñu gis benn organisation de jeunesse maanaam ay association yi nga xam dañ leen am ay reconnaissance wala amuñu ko wala ñoo xam si ni dañ daan nekk seen côté def ay manifestation di yëngatu def ay daan loolu mënatul nekk. c'est-à-dire pour il faut nga nangu benn affaire pour mu dox il faut nga nekk ay pro maire bi wala nga tafu ci côté boobu noonu wala nga am ñoo xam dañu sës foofu noonu pour say activité mën a dox. et loolu nekk na loo xam si ni franchement jàpp naa ne Géoul waa yëpp xam nañ lu mel noonu. et loolu dafa nekk loo xam dafay yàq parce que gis nga dama ko doon wax à l'époque
bi may soog a ñëw di dugg si wàllu boobu noonu créer benn mouvement peut-être le mouvement bi au début c'était pour apporter suñu benn mbir ci politique bu Géoul bi pourtant mënoon nañ ko def à travers la personne du maire mais xam nga lan moo gën a rafet ay jeunes su fekkee da nga leen gis ñu commencé organiser wu di rassembler wu tous les jours di gisante am benn engagement boo xam moom la ñu am di ko wane chaque jour li gën a noble ci li nga war a def mooy nga woo leen déglu ñoom seen idéologie lan mooy seen problème lan moo nekk seen gis-gis boo xam ne dafa xaw a wuute par rapport ak ñun peut-être bi nga xam ne moom ngeen gisee parce que tamit jàpp naa ni localité boo koy rey ñun ci la ñu bokk mais am na yenn considération yoo xam boo ko amee ci ñun rek day xaw a doy waar te malheureusement loolu mooy li fi am peut-être dañuy jàpp ni jeunesse bi dañ leen def benn clientèle politique boo xam si ni yow politiquement daal di nga jéem a def say jaxase fii dóor fii nangam boobu élection jotee yow tu passes rapidement nga dem sa yoon donc loolu mooy malheur Géoul mais Géoul amoon na lépp et puis jeunesse amoon na fi mais Mama Gueye bu ma déggee ci sa waxtaan ci li nga wax jeunesse bi pour woo leen woo jeunesse bi di yomb ndax boolu wu ñu nekk defuñu bloc ndax booy xool nga ne ay jamono foyer bi nga xam ne joxoon nañ leen ko muy Ibou Gueye mu fu mujjoon a nekk foyer bi mu demee ba tey ba foyer bi dara yëngatu fa ba léegi gisuñu keneen koo xam ne présenté wu na kat dama bëgg a nekk président jeunesse bu naa bëgg a nekk président foyer gisatuñu leen lu fa yëngu ngeen nekk ay jeunes yoo xam ne war ngeen a mën a teew lool te gisuñu ngeen def dara gisuñu ngeen kon pour nit di leen woo doo xam fu mu jaar pour woo leen waaw d'accord mais président foyer boobu ngay wax ba léegi am na peut-être da nga naan à l'époque Ibou moo fi nekkoon parce que bi ñuy wax président foyer Géoul dafa nekkoon ci commune Tera mais suñ jógee ci commune Tera dem ci commune dootuñu wax commune Tera dootuñu wax président foyer mais conseil de la jeunesse moo fi nekk donc conseil de la jeunesse tamit comme ni ma koy faral di waxee ñoom it suñu ñëwee fekk li nga xam moom moo fi nekk peut-être ñoom it pour ñu def ay changer loolu noonu dafa am lu muy laaj lu bëri ay sacrifices yoo xam ne dafay bëree parfois damay fàttaliku comme ni nga koy waxtaan ci biir association des frères unis bi nga xam ci laa bokk dañ doon def ay activités pendant 8 jours une semaine boo xam si nii lépp ay activités lañ doon def c'était pas pour gagner de l'argent dañ doon def loo xam ne daf ñuy leer ni ñun lii ñu engagé buñ ci génnee dañuy duñ ci am dara mais dañ naan suñu fonds yi nga xam ne moom lañ yor même bu doon ci par cotisation lañ ko defee ñun nañu fexe ba mu couvrir loolu nga xam si événement boobu noonu le reste c'est pas important donc loolu moo xaw a mais Géoul da ngay dem ni lan moo tax ngeen bàyyi loolu am na aussi ay comme li nga wax lan moo tax ngeen bàyyi li ngeen doon def waaw xam nga loolu tamit boo gisee parfois frères unis du woon lenn mooy que nekkoon nañ fii ñun ñëpp nekk ay di jàngi fii ñii di defee métier fii ñii di nekk fii maanaam xam nga àdduna mooy doxee noonu pratiquement comme benn ànd la woon àndu xale da ngay dem ba benn instant peut-être jot gi dootu ko may ñii dañuy génn nekk fee ñii nekk fële am soriwaate boo xam si ni teewul aussi par la suite gis nañ suñu ay rakk yoo xam dañ doon topp si ñun dañ doon ñëw si ñun waxtaan ak ñun pour jël relève boobu noonu mais au fond ak li nga xam ne moo xew jeunesse bi comme ni ma koy waxee changement bi nga xam moom moo am ñoom aussi bu ñu ñëwee ba nga waxtaan ak ñoom teg leen sur les rails pare pour accompagner leen da ngay gis ne ñoom aussi dañuy dawaat dañuy reculer à 2 reprises def nañ ko ñoo xam dañuy bëgg a ñëw continuer œuvre yooyu nga xam ne moom lañ doon def. loolu ngeen def lan mooy yàq ci loolu lan moo koy yàq. lan la moom laa la wax ma ni la jot gi moo ko mayeetul woon. parce que comme ci xale yi ngeen doon tàggat. pour teg leen ci yoon woowu. non amuñu fit bi. dañoo amuñu fit bi par exemple tey xam nga liñ doon def. c'était pas parce que dañuy confectionner ay indi nañ enveloppe kii jox nañ kee convoqué def nañ invité nañ kee parrainé nañ kee wala nangam. bien vrai que loolu daana am mais nekkul loo xam ne dañ ci doon sukkandiku trop. li ñu doon def mooy pour commencer dañ naan membre bu nekk da nga war a cotiser à hauteur de 5000 francs par exemple ñun ñëpp ku nekk da ngay ñëw nga teg 5000 boobu noonu peut-être gëm-gëm bi ñu amoon mooy que lu ñu war a def ñu koy xaar ci ñun dañ koy def mais du ñu compter ci enveloppe boo xam ne leer nañ dina ñëw wala ñëwul pour ñu mën a entamer ñuy dugg ci yenn programme yi maanaam pour wax la ni la bu ñu daan dugg ci loolu ñoom dañuy pare ñoom peut-être volonté boobu la moo xawoon a des ñun parce que ñoom da nga doon wax ñu ne la bon ay élèves lañ ay nangam bon xam nga loolu tamit du xaw a. waaw jamono mooy changé. waaw ñu gis ne jamono yi ngeen nekkoon. jamono yi njëkk yooyu ak jamono yi ñu nekk. ñu gis ne booy xool ci wàllu doxalinu maire bi. maire bi ñu ngi doxal li nga xam ne mooy yoon ñu ngi doxal loo xam ne tey jeunesse bi ñu gis seen bopp. ndax yow li maire bi doxal yaa ngi gis sa bopp wala gisoo ci sa bopp. non man gisuma politique gu jeunesse. man gisuma politique gu jeunesse boo xam ne daf may leen ni. lii kat pratiquement le maire mi ngi koy def ci Géoul. xam nga li ma lay wax sànq dama la wax ma ni la jeunesse bi. li nga wax njëkk a booloo gi d'abord. c'est-à-dire Géoul dafa xaw am problème mu jeune. booloo gi xëy na loolu moo xaw a des. peut-être suñ ay gis-gis moo wuute. Géoul aussi dafa am beneen malheur bu fi am ci côté jeunesse.
fii jeunes yi. mooy ñu am 18. ba 30 ans. au-delà de 30 ans ay pas jeunes lañ mais nekkatuñ ay jeunes. donc loolu tamit dafa nekk beneen malheur boo xam ne dafa nekk foofu noonu. peut-être ñi waroon a jël loolu. doxal ko dëgg dundal ko dëgg fan waree mën a épauler seen ay rek. nekk ak ñoom ci activité yooyu peut-être ñoom dañuy teel a lancé wu. da ngay remarqué que ni ñooñu tamit dañuy dem seen yoon. donc loolu li ma la wax tamit bu dolli ko waatee ci récupération politique yi nga xam mi nga am ci association yi mel noonu jeunesse bi day dee te malheur ñun ñëpp gisandoo nañ ko. que ni géewul amatul lenn loo xam ne mën nga ko fi def. waaw ñu gis ne fi ñu toll jamono yi ñu toll. mairie bi soxla na ay employés yoo xam ne. mën jeunesse géewul mën nañu gis seen bopp. te gisuñu benn yoon jeunesse géewul boo xam ne volontaire na wala jug na def démarche yoo xam ne dana ne ah yii kat jeunesse yi bool nañ booloo boo xam ne bëgg nañu lii. li tax boo xool jeunesse yi neexu ñoo jàppale. am dama li ma gis sama gis-gis. amuñu bëgg-bëgg. ndax yow li ngay wax toujours néewuñu ko dañoo def lii tendre ko mairie bi ne leen dañuy def lii. pour ngeen jàppale ci mairie bi lànk. toujours da ngeen naan géewul doxul wala gis ñu seen bopp. ndax yow da ngaa def ay projet yoo xam ne da ngaa dem wala leen ko. ñu la ci delloo non pas man. parce que li ma lay wax mi ngi noonu. gis nga autant bi ñuy def loolu ci commune Tra. je pense que am na année boo xam ne y avait Modou Bey Ndiaye. bi ñuy soog a am reconnaissance juridique. du ñu ñëw ñu jël sunu récépissé photocopie dem présenter ko ci commune Tra bi. mu nekk fa. donc activité yi nga xam ne moom lañ doon def à l'époque. lu mu dee doon am benn subvention boo xam da daan jóge foofu noonu di ñëw. mu néew mu bari. da doon nekk loo xam si nii dañ ko doon jot. pratiquement soo ma waxee ni ma tey jii jeunesse bi xëy na wanewuñu teguñu benn programme boo xam si ne nii dana tax nit ñi mën a pare pour mairie pare pour accompagner wala dara mais loolu c'est autre chose. parce que tey dama naan loolu xëy na mooy bàyyeeku gi nga xam ne moom lañ bàyyeeku Alpha. parce que dañoo xam nga dañoo organiser tout ba yóbbu dara ci mairie bi c'est-à-dire dañoo organiser tout mais su demee ba nga xam ne jeunesse boobu organiser tout defatul dara. yaa ngi sentir benn sori goo xam ne ñu ngi koy sori. di daw ñii di génn. ñii waxatul dara ci loo xam te pourtant activité yooyu ñuy def ci jeune lu am solo la. parce que tey au niveau de la mairie mën nga toog ñu rek la ñu jooy benn mbir. que ni dañuy subventionner les ASC te amul kenn ku ci def set setal parfois nga dégg wax ñu mel noonu. amul lu ñu benn njëriñ dañu waroon ne set setal seen koñ yi dañu waroon def nii def naa. alors même jusqu'à xalaat parfois teg leen ay sanctions yu ndaw pour seen koñ leen ci wàllu subvention wala dara pourtant jaru ko. pourtant bu fekkoon ne tey teg nañ ay politique yoo xamante ni bii parfois jeunesse bi dinañ ci yëg seen bopp di yëngatu laa la wax ba loolu nga xam ni moo doon nelaw seen biir bu jeexee quoi je pense que on n'a pas besoin ñu leen wax naan maam mooy foofu nga waxee ñoom am nañ ci droit. ndax tey bu fekkee jeunesse da nga ne ci dëkk war nga ko mën a servir dara war nga ko mën a jëriñ dara war nga mën a organiser dara xam nga jeunesse bu ñu toogee organiser ñu dara def ñu set setal ndax mu njëkk bi nga doon bu njëkk da ngeen daan def ay set setal daan organiser lu ngeen ko daan def ay soirée di def lu organiser nekk dëkk bi di am di ci gis boppam ñeneen ñi gis seen bopp léegi bu jeunesse bi toogee côté bi ñu toog def ñu dara croiser les bras ñu wóoleen ba ñëw jëkk xaaj jox leen kooku dañuy gën a yokk feñaak dañuy gën a tàyyal kon moo tax ñu bëgg ku ñuy financé rek da nga def benn activité nga yëngu sax au moins ñu xam ne jeunesse bi am na fi am na côté bi mais bu ñu toogee rek kat woote jox xaalis bi rek loolu yéen maanaam kon loolu neexut a dàpp ci seen côté ndax ci yoon lañ nekk ci côté boobu. non d'accord gis-gis la parce que ñun ci côté bi ñu féete. ci ASC yi ñu nekk parfois dafa nekk loo xam ne dañ ciy ñaax xale yi chaque jour. ñun sax dañuy dem di dugg ci biir loolu noonu. pour di def ay set setal mais defuñ ko parce que subvention bee ñuy séntu moom moo tax ñu koy def. peut-être li ma la wax moo ci nekk dama ne la ab gëm-gëm la boo xam ne. parfois day nelaw ci nit ki. su fekkee ni xëy na am na ay naqaru xool wala ay métti yoo xam si ni moom dafa nekk ci moom ba mënul génne loolu. loolu doo ko mës a gis si moom. mais nag c'est très normal que jeune bi parce que li may wax chaque jour j'avais l'habitude toujours de le dire maanaam gis nga nit boo jógee. dem ci école primaire wala dara nga inscrire. la nga fay matul junni. ñu téye la fa di la jàngal sa maître dañ koy fay donc yow boo demee ci loolu noonu jàppal ni askan bi société bi. alal ji mu jëloon di ko fay enseignant bi ma doon jàngal ba ma toll nii amel naa ko njukkal. maanaam loolu yëg-yëg la boo xam ne nit ki daf koy am mais su ko ñàkkee donc c'est autre chose mais nekkul loo xam mën nañ ko forcer nit encore ci côté nawetaan bi beneen affaire bi mooy que li ma ko waxee ci maire bi keroog na subvention bi gaaw a ñëw Alpha nit ñi mënuñu di football toog ba ni 2 journées moo des ci championnat wala benn journée moo des ci championnat ngiy doog a xalaat naan subvention bi kat lundi dana génn donc su fekkee loolu day am aussi en plus nga bëgg koo boole nit ñi naan leen dem leen set setal ku deful lii ku deful laa aussi parfois dina mën a teg xam nga da nga naan na tuut mais na teew quoi bu teelee teew je pense que même boo ko accompagner ak say directives yooyu joxe wala ay recommandation wala nangam nit ñi dinañ sawar pour def loolu mais Maodo comme yéen nawetaan yi yéen a ci nekk ngeen di nga ci njiit aussi
dama yaakaar ne yéen seen organisation bi ngeen organisé ci nawetaan yi moo baaxul. moo baaxul ndax am na doxalin bu nga doon doxalee. comme une stade bi da ngeen di dagg ticket. da ngeen fay jaay ay billets. bu ngeen organisé woon da ngeen organisé boo xam ne bu nawetaan commencé te dootu leen xaar sax subvention mairie ba. ndax nit ki mënu la jox dara kat ne la demal ngeen di dagg ay ticket yoo xam du ngeen paree du ngeen rendre compte dara du ngeen ne dese nañ nit du ngeen ne da ngeen ko jël rek nelaw ci xaalis bi noonu ah. autant pare ngeen taxaw ne dañuy xaar mairie bi rek kooku nekk ci dégg-dégg. xam nga mais ticket yi da ngay préciser. defe naa dañ ko def pour xaw a may tuuti doole nawetaan bi mais entre 200 francs entre 100 francs pour ak yow pour man dama naan loolu nekkul sax lu jar match si jeex nit ñi dem di ko seet en tout cas man sur le secteur administratif de la zone. musuma xam loolu. match si jeex benn match. boo xam ne jeex na ma xam ne bii njaay 1000 francs tellement ça ne m'intéresse pas. xam nga dañ du tax maanaam dafa amul lu muy génne. yow fi nga toog parfois tu as des problèmes parce que le président da koy gis muy def ay démarches di dugg fu nekk mu fay dugg pour organiser match donc su fekkee loolu am na tamit ci porte boobu moom je pense que li may wax rek doo parce que gis nga ki nga mën a laaj bilan ki nga mën a ni ko li ma la joxoon noo ko gérer donc ku koy jox ba pare mais xam nga lan mooy problème géewul subvention boobu noonu su génnul nit ki nga bàyyi ko muy dem di débrouiller dugg fii dugg fee yow ma ngi en tant que membre de la zone même da ngay dem naan ah match am na jour tel nga daal di ñëw fekk match boobu nangam c'est-à-dire gis nga am na koo xam ne même soo ko doon demandé ay compte sax. mais dafa nañ leen ko fi ay yoon yoo xam ne seen i nawetaan mujjul fenn. non man sama nawetaan yi ma fekk yëpp noonu la maire daana fi génn xaalis xam ne équipe bu ne dana la jox lu mu dee 200 000. nga démarré sa nawetaan. loolu kañ la. mi ngi ci xanaa bokk ci ñi bokk ci dirigeant nawetaan yi. mais daana subventionné équipe bi bu ne mu jox 250 000 wala 200 000. nga démarré ko. mairie wala maire. la maire daan na ko def. maye na équipe bu ne 200 000 nga démarré ca. te loolu taxul ba léegi. seen nawetaan jaar yoon. du démarrage. kon du problème mu xaalis. teewu ko jaar yoon problème xaalis de. problème mu xam ni ngeen di organiser moom moo des ci seen côté. c'est pas un problème Alpha déggoo li ma la wax. xam nga maire bi muy def loolu. peut-être dama naan man ci loolu ci sama loxo la jaar ci lu bari. xaalis bi. 200 000 non du xaalis bi. jamais xaalis mosul toog sama loxo bi jëm ci kenn. mais dama ni la waxtaan boobu noonu ma amal ak maire. wala loolu nga xam ne man maa ko teg ci loxoom ni ko jéem a def lii. loolu ci man la man ak moom kese. mais def na ko. bi mu ko defee dama la ba mu koy def fekk na nawetaan démarré. waaw mais dama la maanaam problème yi nga xam ni moo doon am. fekkoon na boobu mooy am. mooy que subvention boobu Alpha dama ni. c'est-à-dire dafa nekk loo xam ni dama la en tant que ñun membre de la zone dañ ciy dimbali. bu nawetaan waree commencé. une semaine avant wala dara nañu dimbali subvention bi. mais man est-ce que du yéen yéen lor ñi ngeen xam ne ñeen a jiital. ngeen di politique nawetaan yi ndax bu fekkee ne daan def. dem ngeen ba defatu leen ko maire dem toog ak moom waxtaan ak moom. ne ko dañoo soxla nii. di ko wan ne que. dañ laa contre duñ ànd ñu ko yow yooyu. ndax booy xool yéen ñi ngeen xam ne. yéen a ëmb affaire yi. ñu ci bari ànd ñoom moom. parfois nawetaan mënul am. waaw te rencontré wul la maire. waaw parce que xaalis bi. xaalisu maire bi la. subvention la. maanaam nawetaan fu muy tàmbalee moom xam na ni jour sàngam kat. wax nañ ko ni ko kon am nañ ci ndigal moom pour mu mën a démarrer suñu ay championnat. moom kay moo naan leen dem leen kon président ni ko waaw dinaa jéem a débrouiller pour tëgg match yi nangam noonu lay demee. mais mënuñu xëy na daan lebal daan yëkkati xaalisam lebal leen ko. mosuma ko gis. kay daan ngeen dem match yoo xam ne moo yëkkati xaalis daan ne daan ne jox ba da ngay ne ko am leen démarré leen. maire bi daan nañ ko def ci yoo xam ne du génn. mu yëkkati xaalisam joxe ne démarré leen ci. man Alpha loolu mosuma ko gis. non yow kon sa yow dirigeant bi yow ci li nga ci bokk ban non pour wax na ni la loolu dafa amul. non am na bu nekk ki ñu ko defal moom moo ko wax. kan la n'est-ce pas ki ñu ko defal président bi moo ne fii daan nañ ko def mu dem bari am na ko daana dem ci xalifa daana dem ci xalifa ne ko tey kii bi génnagul lebal ñu xalifa lebal leen ñu dem. waaw xam nga moom mën naa dem. loolu am na wala amul moom mën na dem ci xalifa. waaw mu jox ko 100 000. waaw mu ñëw ci Alpha jox ko 100 000. mu ñëw ci man ma jox ko 100 000. mu boole loolu di tëggi match moom xam nga lan laa mën a dégg ci moom. mooy que man de indi naa 300 000 pour ñu démarrer. day métti ñu ni nañ ko boole. suñ ko boolee moom comme lépp ci moom la jógee. subvention bi maire la jógee. coupe et récompense loolu lépp ci maire bi la jógee. moom bu ñëwee mu présider coupe trophée mais leneen liñ ci doon daal xam nga si quoi. ñaari équipe yi koy final. parfois ñoom ñooy war a dem représenter dëkk bi au niveau départemental. ñu ne lu mu dee nañ ci am enveloppe boo xam ne gis-gis bi ñu ci amoon au départ. dana lu mu dee dana ma 300 000 250 wala 300 000 200 loo xam ni. équipe bi bu paree dina ko mën a teg fenn. pour préparer saison bi nga xam ne moom moo war a ñëw. mais malheureusement loolu sax amu si. peut-être li ngay gis lépp ci organisation lay yëpp. folklore rek
tribune bi fii jëli nañ lee ñëw na nii pàccoxoo ko tàcc ko def ko affaire mu daal di jeex ñu daal di ñëw équipe yi am 200 000. parce que ñu gis la ngay jeune. te xam normalement ni mairie war a fonctionner. nga xam aussi tamit mairie lan mooy njariñam ci dëkk. ñu doon laaj ndax doxalinu maire bi fi ñu nekk nii ndax mi ngi doxal li nga xam ne moom moo ko war ndax Géoul gis nga ci avancement ci politique am. waaw xam nga loolu tamit dañ koy wax. te li nga wax nii am na benn responsable jeune la comme man d'ailleurs boo xam ni mas nañ toog xëy na ñu dugg ci waxtaan boobu noonu. que maire bi mi ngi liggéeyul mi ngi deful nangam. mais liggéey aussi Alpha. dafa am yoon. c'est-à-dire dafa am lu tudd. la personne du maire. le maire en tant que tel. jëmm xalifa. loolu lenn la. mais am na doxalinam ci wàllu politique am na gestion bi nga xam moom moo jëm ci wàllu dëkk bi. te yooyu moo xaw a nekk loo xam ne parfois day xaw a jaxasoo ci bopp nit ñi yu bëree bëri. c'est-à-dire gis nga bu ñuy wax tey ci wàllu politique. opposant bi wala keneen peut-être duñ am jotu luwee nit ki wala ñu koy wax ci ay jëmmam. parce que jëmm nit ki moom war naa mën a def lu mu xam wala lu mu xamul. mais dama wax keroog mën la ni muy doxale ci wàllu politique. moom laa gis ni lii gënul ci dëkk bi. gestion bi soog a ñëw. c'est-à-dire gis nga ni muy doxale ci wàllu politique googu. mooy impacté waat ci gestion bi. est-ce que xam nga ne yow homme de culture nga. pourtant toog nga fi ñaata at peut-être di xalaat nan def activité wala nangam. te yow doo gis dara. pourtant amoon nan ay mécanismes yu mën a teg peut-être yoo xam si ni troupe boobu nekkoon troupe bu Géoul. du question mu ñëw activité teg ko ci table ji mais maire bi dina leen épauler. jàppale leen ci ba ñu jóge ci étape bi jàll ci étape bi. c'était bien possible. parce que bu ñu ko bëggee def ci leneen ñu def ko ci. parfois nga daan dem ci maire bi. par exemple nga réclamer ni waaw ñun c'est une subvention chaque année duñ ko gis wala par exemple nga gis ñu rapport budgétaire nga gis ñu mentionné ci loolu génn wane ni culture génn na. nga réclamer ko ñu la non ci gàmmu lañ ko yóbbu ak cérémonie religieuse ay nangam loolu aussi culture la. fan lañ jaar ba génn loolu. donc fi ñu jaar ba génn loolu mënoon nañ fa jaar ba nga xam ni troupe théâtrale boobu nga xam ne moom la ñu xamoon ci Géoul. dana am loo xam ni moom la ci mën a def. dana ba nga xam ni leneen li nga xam ni moo jëm ci conseil communal de la jeunesse dana xam lan lañ war a def. c'est-à-dire loolu mooy li nga xam ni moom lañ xaw a ñaar c'est-à-dire dañu xaw a soree ak suñu maire. peut-être man dama naan benn instant sax rassemblement bi jeunesse bi war a mën a def arrangé wu. politiquement. mais Mama Gueye ma gis. man la doxee lu maire. dama yaakaar ne buñ ne maire yi. ñu ne doxul. nga ne dafa waroon am lu ñu war a def fii ci Géoul loo xam ne jeunesse bi mën nañ ci gis seen bopp wala ñu ne tey nga waroon na def lii wala pour jeunesse bi mën cee liggéey. yaakaar naa loolu mooy doxalinu Géoul defar loo xam ne dañ ci am employé te mi ngi ci gis nga mi ngi ubbi fële benn usine boo xam ne. bu sottee dana fa jël ay doomu dëkk yoo xam ne plus de 40 personnes wala 50 yoo xam doomu dëkk bi lañu. loolu ci développement la bokk. effectivement loolu mooy yor commune. loolu mooy mais sànq sa biir laaj dama dégg nga ni. commune bi mi ngi xalaat jël ay jeunes pour employer leen ñu war a liggéey. mais gis ñu kenn ku wane boppam ne dafa bëgg loolu. waaw mais loolu lan moo ko def. jeunesse bee ko def. non c'est un problème de communication boo xam ni. maire bi moom la am. le maire moom la am. ses collaborateurs loolu la ñu am. c'est-à-dire loolu mooy malheur bi. yow nan nga bëggoon ñu communiquer ko. c'est-à-dire dafa am loo xam ne. ci politique dama lay wax moo tax ma ni la. bi ñuy dugg dañ koo xool. li ngay wax ci doxalinu politique. moom moo xaw a am loo xam dafa sàtti. dina communication day rafet. maire bi doxul su ma sañee wax la loolu. bu maire bi doon dox tey jii yi ngay jàpp ni maire bi nii mi ngi dox. am na loo xam ne doxul. mooy la commune de Géoul doxul. lu tax nga wax loolu. mooy que Géoul du commune man xamal la laa yàgg a wax Géoul du commune. du commune boppam. mais commune Khalifa Diagne. commune Khalifa. ci doxalin mi nga xam moom moo fi dégg. lan moo tax wax loolu. très bien parce que souvent. da ngay dégg que ci moom ci waxam. ñi ko wër. keneen ak keneen ku ko jege. dëkk bi amul fonds propre. mais dëkk bi amul xaalis. maire bi amul dara parfois même pour ni def yenn affaires yi. maire moo koy génne ci poosam mu joxe ko. donc yooyu rek ngay faral di dégg. mu ne Alpha ni la loolu su fekkee nit ki mi ngi jàkkaarloog loolu noonu en tant que fils de Géoul muy xalaat ni te gëm ni te xam ni loolu moom falaa budda mooy am. mooy que ni am na benn Géoul bu war a am après Khalifa Diagne. mais sa Géoul boobu noonu est-ce que mën na nekk. mais gis nga Mama Gueye. gis nga lim la wax. du neex a dàq. ndax aussi tamit gis nga dëkk boo ko yor boo yor gox
war nga mën a am koom-koom war nga mën a am relation bi ndax boo yorul dara amoo relation amoo dara doo ko mën a yor mais gis xam nga bu ne lee géewul bu ne lee géewul amul koom-koom yow géewul nga dëkk xam nga ni géewul dara amu fi ah tey bu fekkoon dañoo basé wu ci cantine yi fi nekk wala ñeneen yi fi nekk rek juuti yi fi nekk ak yooyu loolu mënul yor géewul ñaata employé ñu nekk fële ñu war a fay loolu maire yi mënul leen a fay ah tey projet yi ñuy def di ci demandé xaalis ay millions des millions ay 75 millions wala 100 millions kan moo ko mën a xalaat yëkkati fii ci maire yi fii nga dajale ko fii ci bitig ak yooyu mënoo ko fi am kon moom bu ne la géewul amul xaalis war ngaa mën d'accord loolu xam nga géewul amul xaalis discuté wu ma ci maanaam waxuma ne la kii danaan la géewul amul xaalis te loolu amul mais dama la li ñuy métti mooy que lu tax ñu jël nit teg ko suñu boppu dëkk pendant 20 ans jéemu la créer suñu dëkk boobu ay ressources boppam pour mu mën a développer c'est-à-dire xaalis foofu la mais yow gisoo ressources yu mu créé gisoo ko comme yow léeg-léeg moo la fi nee naa ñu ngi ah mi ngi mais mi ngi 20 ans après non d'accord xam nga dara xëyul sotti maam nga dafa nag dara xëyul sotti ah bon dara xëyul sotti waaw kon soo jàppee ni suba soo jàppee ni donc lycée bi lu ko fa def soo jàppee ni donc lycée bi lu ko fi def lan moo fi def lycée bi lycée bi lu ko fi def lan moo fi def lycée bi moo ngi génne ay moyens boppam tey bu fekkoon génnul 60 millions yoo xam ne 60 millions yoo xam ne dañ koo jox tey loolu gëwuma ko gëma loolu non gëwuma ko ah mais parce que dama cee gis beneen côté ñu indil ma loo xam ne dafa leer te ba léegi dégg moom wax ci loolu nga gëm loolu effectivement nga bëgg a dàq lii loolu laa gis mais bi ñu taxawal lycée bi dañ ne 60 millions yi monsieur le maire moo ko joxe Khalifa Dia waaw mais déggoo li mais d'accord nga ci ak ñoom déedéet déggoo ma de waaw dama ne yow lan nga gis loo xam ne moom moo waroon ñu doyoo lan nga gis dama gis ay nit yu mën a ñëw toog apporter ma ay chèque tegal ma leneen ak leneen wan ma loo xam si ni man loolu mën naa ko dégg jusqu'à présent ma téye ay chèque lan la ay chèque lan la loolu yaakaar naa ne en 2014 loolu ñun ñëpp gis nañ ko. non non xam nga boo dem dañu maa teg lay chèque xam nga dama la wax ne dafa amoon ñaari chèque yoo xam ne mi ngi doon dox ci dëkk bi. ñaari chèque de 30 millions. yoo xam ni peut-être ñu ngi doon wax ni c'est signé par le premier ministre de l'époque. Souleymane Ndéné Ndiaye Diouf na. bon ñu doon wax ni dafa octroyé woon géewul ñaari chèque bu nekk 30 millions. benn bi ñu ne 30 millions da ko apporté. dimbalam ci construction lycée boobu mooy fonds bi nga xam moom la waroon a déployer. beneen bi ñu ne c'était pour le centre de santé bi nga xam ne géewul mi ngi doon kii. dama ne loolu noonu 30 ak 30 boo ko boolee du 60 millions. man la 60 millions yooyu noonu ba léegi la ma ci déggoon ñu tegal ma ko ay kilifa toog wax ceeg man ci loo xam mën naa ko dégg moom de son côté déggaguma loo xam ne man damaa teggi loolu teg ko fi. mais xam nga da nga ne 30 millions nga wax. ñaari 30 millions ñaari chèque 30 millions lañu wax. teg nga ci ba 30 millions yooyu ñaari chèque 30 millions. si. yow gisoo. mais fay waxuñu ne chèque 30 dañu leen fay 60 millions la génnee. déggal wax bi xam nga maanaam dama ne la. chèque bi fii la jëm. beneen bi ci lycée bii ngay wax fii la jëm. waaw kon yow li nga mën a jàpp daal mooy dañoo boole ñaari 30 millions yooyu muy 60 millions moom lañ defaree lycée ba. ba may dégg kon Khalifa def fa dara. non même su fa defoon dara. waaw non non kon bu fekkee 60 millions dafa jógee ci kii rek du Khalifa ko fa def kon. gis nga sa Alpha. waaw du Khalifa moo fa def 60 millions yi. Alpha. waaw. gis nga maire ci ay rôle. yooyu ay wax la rek. man yooyu fëkkuñu quoi. yooyu fëkkuñu. mais dama xam nga lu ma bëgg. nga assimiler kii bi lycée bi ko tabax ba naan prise. nañ ko si juróom. waaw loolu dama bëgg nga assimiler ne. kan moo gagné woon tabax ne 60 millions yi mi ngi jógee ci loxoy kii moo joxe loolu ko fa. xam nga déggoo wax bi de. waaw c'est-à-dire du ma ne la. man maa gën a tuuti ci mën a ñëw taxaw man la certifié ni lii fii la jógee. dama ne y avait 2 camps à l'époque. ñenn ñi taxaw na. jël seen temps wala fu ma nekk ak fu ma nekkul. ci canal de communication bu mu mënti nekk. ñu wax ca ni lii nii la demee nii ak nii ak nii. man jusqu'à présent maa ngi toog di déglu réponse bu jëm loolu weddi loolu noonu. dégg gu ma ko donc jusqu'à preuve du contraire la ma dégg laa mën a jàpp. foofu laa wax ak yow waxuma ne ni la dama mën a toog wax ne lii man la pour la réponse bi dégg nga ko yow Abdourahmane toog na fi wax ko. Abdourahmane toog na fii. ba ma ne ko 60 millions yi ñuy wax mu ne 60 millions yi Khalifa ko joxe te jëlaatu ko. déglu nga ko. déglu ma ko. non kon boo génnee nga xool vidéo yi. kon kay nga xam ne déglu su ma ko dégloo xëy na ma dégg ci loo xam dina mën a changer tuuti ci li may dox. xëy na ma dégg ci loo xam dina mën a pousser gën a pousser sumay recherche. waaw yan doxalin nga yaakaar ne si tamit bu ko mel defoon ci régime bi gën a jeunesse yi gën a gis seen bopp. waaw dama ni xam nga loolu ngay wax c'est-à-dire gis nga nit ñi. bala nga leen a woon dara ci sa bopp da nga leen di boole ci liñ bokk ba pare. gis nga lu la waaye mën a may ci àdduna. toog déglu la moo ko mais bu fekkee nit ki soo toogoon di ko déglu. mënoo dégg ci moom lu dul gars yi jàppale mu ci politique.
pour man dama naan sa waxtaan soriwul. sa waxtaan soriwul c'est-à-dire gis nga nit ñi les gens là bu ñu amee maire c'est très important parfois ñu lay sentir en tant que maire. nga ñëw fa nga war a toog mais yéen war ngeen ko sentir yéen war ngeen ko sentir ndax ASC Géoul mi ngi def financement ñi ngi jox financement ASC Géoul moom ko. ah kan moo ko moom. suñu xaalis la. bu dul moom du ngeen ci jot. ah kat. moom bu dul moom du ngeen ci jot. ah bon. waaw su ko neexee mu bloqué ko. ah waaw ko bloqué. ah bu dul moom du ngeen ci jot. ah mais kon war ngeen a xam ne mi ngi jàppale jeunesse bi. non xam nga mi ngi jàppale jeunesse bi kaay xam nga. waa kii bi ñuy génn waa kii bi ñuy génn di dem seen finance départementale bi. waaw. waa jàppoo. Mhm. da leen a jàppale. daaw. ren bi ñu dem régional bi ñu dem seen national bi ñu dem national. da leen a jàppale. ah mais kon mi ngi jàppale jeune kon bu ne jàppale jeunesse bi. mais loolu c'est très normal. waaw non à son niveau lim ci def la ciy def. mais kon bu la jàppale yow li nga ci mën a def nga ciy def. ñun aussi lañ ci mën a def rek lañ ciy def. kon ne buñ le maire jeunesse bi sentiruñ ko. ndax mi ngi leen di jàppale. ndax bu fekkee tey bu ngeen amee match mu def ci xaalisam bu ngeen jugee dem fenn mu def. maire bi à l'instar te yeneen jiwluwaay yoo xam ne ñu ngi fi nekk wala nekkuñu fi. gis nga bu équipe de dem wala leneen. loolu moom on a l'habitude. danañ solliciter ku nekk danañ gis ku ne ñëw indi ci apport am ñëw teg. loolu moom pour man c'est très normal. te su ko neexoon bañ ko def. loolu moom am na loo xamante ni bii parce que du force. si poosam la ko jëlee xëy na ñëw dimbalee leen mais loolu bu la neexoon doo ko def. ku ko def it dañ lay tàcc parce que ñun ñii tey bu ñu mënoon lu ëpp loolu dañuy lañ ci def wala tamit dañ koy def loolu moom c'est pas un problème mais maanaam bul ni rek maanaam nit ki su ngeen wootee ci nangam jàppale na la nangam rek donc yow bon amatul lenn loo xam ne moom la leen dese wala nangam c'est-à-dire gis nga nit ki tamit da nga koy nangul ni dañu jël lu rëy rëy jox mooy que tànn ko defal ko li ñuy wax noble tâche ñu ko gars yi diriger suñu commune loolu c'est pas petit de loolu cër bu rëy la gis nga tànnaat ko comme ni ma lay wax ci suñu première rencontre man ak moom c'était defe naa ay élection référendaire moo amoon yoo xam si ñu ngi ko doon préparé bi may njëkk a gisanteeg le maire Khalifa parce que nekk naa fi di yëngatu te gisuma peut-être daje nañ si ay TDA wala nangam mais taxul ñu toogandoo waxal moom moo ma waxal boppam que ni dama bëgg ngeen jàppale ma ci lan mooy que ma am yeneen ndomba tànk pour que Géoul gën a mën a dem ci kanam mais dugguma foofu quoi mais dama lay expliquer ni la moom par exemple tey gis nga nit ki ngay loué 60 millions yi mu joxe su fekkoon sax loolu dafa am moom lu ko Géoul jox maire pendant combien d'années président communauté sénateur député tey mu nekk lan PCA Sénélec donc kooku lan la ko est-ce que Géoul defalu ko plus de 60 millions. mais d'accord mais c'est-à-dire xam nga man dafa xam nga loolu li muy indi dafay indi leneen. mais mi ngi koy indi Géoul lu fa mi nga bokk ak waa Géoul yi. ci naka. ci naka mi ngi. man naka nga mën a concevoir le fait que li ngay dégg. waaw ci ni ma koy déggee. mais du gis-gis la gis-gis la ndax bu la tax def bu defee lycée indi def université. deful lycée mënu koo def. non c'est-à-dire da ngay nangul ni ñëpp ñuy seetaan parfois. waaw da ngay nangul ni am na ay fils de Géoul yoo xam ne ña nga nekk peut-être à l'extérieur. à Cergy précisément. ñu nekk fa ak seeni relation di jéem ci seeni association ba décrocher fa loolu noonu. moom ñu ñëw peut-être comme ni nga ko waxee. demander apport pour Géoul moom mu ñëw ci li ñu wax. comme ni nga ko waxee léegi. apporter 60 millions pour teg ko comme caution pour que financement bu mën a ñëw ñu mën a dérouler la nga xam. mais xam nga léegi da nga ne ma 20 ans xaw ma Géoul jox ko ndomba tànk. waaw di ko moom lan la apporter Géoul. waaw ma ne li mu apporter Géoul bari na gis nga ko. dégg nga fi may waxee dama ne la. lu mu mën a apporter Géoul. par exemple man waxuma li muy xam nga apporter Géoul bokkul la kaay ñu jël li ñu bokk. ñëw def ci lii. c'est-à-dire loolu man waxuma ko pour apport pour Géoul. mais dama ne li nga xam ni moom la ñu mën a luwee ci nit ki mu jël ko kàgge ko nit ki. li jëlee na ko ci poosam ñëw joxe ko ci nangam. mën la loolu man gisuma mérite. parce que Géoul da koo naajal. xaw ma da koo naajal. moom mu nekkoon ci kër gi. ñu koy gën a puus muy nekk ci kër gi. donc am na loo xam si ni bu taxawaayam jotee pour man loolu soxlawul sax ñuy teel. comme yow daal ni mu yore Géoul daal du Géoul avancé bu ci. Géoul da cee retard. comme yow dañ nga bëgg a wax ci sa waxin da nga fa tardel Géoul. ci wàllu politique. amuñu respect. depuis Khalifa nekk fii. 2000 ba léegi. pouvoir kese mooy gagné Géoul. moom. du ku ñuy gëm. Khalifa du ku ñuy gëm. xam nga koy gëm. mooy ki nga xam ne yow leer na moom gëm na nit Khalifa ku mu gëm qui est son leader. yow moom gëmul kenn. kan la gëm. ci ku mu ne. kan la newoon.
waaw d'accord mais ci ku mu ne c'est-à-dire fi may wax ak yow. waaw c'est-à-dire du gëm du nit ki sax la ñuy gëm. mais nga gëm benn idéologie di ci dox man kat. mais ma ngay géew xalifa gëmul kenn géewul la gëm. xam nga gëm géewul moo tax muy dem ci pouvoir bi ndax tey bu fekkee da nga opposé bu bëgg a yor ab kii sa gox na war a mel du ko mel. su gëmoon géewul nag. waaw dama doon ñaan comme ni ma waxoon sànq da nga ni ma. nit ki ci poosam. am na doole joo xam ne waxoon nañ ko ba ñëpp nee nañ am na ko. ci carnet d'adresse am maanaam am na relation. mi ngi dem ak a dikk. est-ce que mas nga gis benn sortie bu Khalifa def à l'extérieur par exemple. nga gis lu fa jóge ñëw mu indi ko géew. dafa jógee mu indi ko géew. maanaam Allemagne Italie wala feneen foo xam mas na fa dem. te am fa yenn partenaire yoo xam ne ñëw nañ ci dëkk bi ñu ne indi nañ fi nangam. mais mi ngi fi dugal ay projet mi ngi fi dugal ay projet. centre de santé bi ñu war a tabax. loolu du nécessité 75 millions yi. loolu bu ko génne bu ko génne. xoolal loolu du priorité. waaw priorité pour lan. gis nga géewul nag non xam nga géewul loolu lépp waxtaan la rek. xam nga géewul boo fi taxawee. par exemple ak ce qu'on a ci poste de santé bi nga xam moom lañ am nii. centre de santé bi nga xam ne moom lañ am instant bi ak géewul. mais bariwul fu mu am. ñi fi nekk xëy na. baaxu am na loo xam ne ñu ngi koy apporter. pour man gis nga le fait que. ci li ñu mën a wax instant bi parce que ñu ngi ciy def ay recherche ci xalaat baax. ñu mën a ñëw ñu ne génn na 75 millions ci poosam. pour xaar benn financement bu 300 millions. pour mën a dem defar benn centre de santé. est-ce que 300 millions mën na tabax di nekk suñu centre de santé pour l'instant. ak matériel bi nekk foofu noonu. c'est-à-dire da nga naan nañ jóge fii dem fële pour wane ni diw de tabax na ñu inauguré ko bi sàngam nangam te du def la. mais loolu ci yokkute non du yokkute c'est-à-dire dama lay wax ni la. xam nga loolu lan lay doon ci politique. xam nga tax mu def ko xam nga loolu lu mu doon. bu ko deful moom comme sa masque gi yow yaa ngi naan lan la fi def déjà tey bu deful lu mel noonu ngeen ne lu mu fi def kon il faut mu def noonu pour wan leen mi ngi def xel mi baaxul. mi ngi def parce que xamul lu ñu soxla woon. waaw lu ñu jëlee suñu poste gendarmerie bi ñu yor fii. waaw génne ko jox ko hôpital bi. waaw peut-être ñu xool leneen lu ñu ci def. mais ñu yokk ko ci hôpital bi. mais pour man dama ne sama gis-gis la c'est mon avis. waaw maanaam le fait que mu jël tey. par exemple ñu xalaat avec 300 millions bu jógee fii dem fële par exemple pour dem créer benn centre de santé. man jàpp naa ni. ci sama bon du ma expert ci wàllu bâtiment du ma expert ci yenn matériel. fekkee moo war a dugg foofu noonu. xëy na mënul def lu gën li ñu am. waaw d'accord mais bu mënul def bu gën ñu am beneen. waaw mu am beneen muy ñaan ndax dañu ñaan yàlla yokkute loolu ci avancement la bokk. ndax nit kenn maam ngay nit kenn bu bëgg ne est-ce que Alpha am nañ ay problème de santé yu mel ni wàllu fajo wala nangam. mais ñaanu yàlla yem ci benn bi rek. ndax dëkk bi day yokku quand même yaa ngi am université boo xam ne ëllëg day taxaw. tey bu taxawee dëkk bi day yokku. non man ñaari bi rek laa gis maanaam nit ki kii dana toog. ni man lii rek laa bëgg di ko wuti. kii nag day dox ba am lu daal ci moom mu ni naa ko indi. peut-être dama naan projet centre de santé. da ngay dox ba yem ci rek daal ni c'est l'occasion naa ko jël indi ko géew. quelque soit fu mu ko mën a teg ñu implanté ko foofu noonu ñu def centre de santé mais su fekkoon da nga jug pour ay priorité pour moom di nga xalaat leneen loo xam si ni doon géewul mais en tout cas pour l'instant. yow lan nga bëggoon mu xalaat si leneen loo xam ne bokkul ak centre de santé lan nga bëggoon xalaat loo xam ne tey dana jëmale géewul kanam. non du jeex. c'est-à-dire am na loo xam ne gis nga tey bu ñu toogoon fii di ko wax. waaw mais dañu ci limal benn wala ñaar rek boo xam ne am nga jëm yow comme am nga xam-xam boo xam ne tey mën nga ne kat bu ma ko tegoon bu defoon boo ko yoroon yow da nga xalaat ni lii lay def pour jéewul defal yow. mais est-ce que loolu jar na may toog di ko wax. lu tax jëru ko kon li nga xam nit ñi doon ko gëm. ndax su fekkee da nga non duñu la gëm kon ndax su fekkee da nga bëgg a dàq. xam nga am na loo xam ni. waaw ci kanam. mais am na loo xam ni. su ma la ko waxee boo ma déggee rek ñu mën a dégg. c'est-à-dire dama ni lu mbooleem loo xam ni dañ ko war a mën a def jéew. li ñu ma gën a bëgg man. ak ñi nga xam ni xam naa ni mel na ni mën. mooy que enfin ñu xam ni jéewul gii kat pare na pour supporter coup sàngan bi pour def ko. man li ma gën a bëgg pour l'instant. mooy que géewul am doole boppam. géewul am ses ressources boppam. am leneen ak leneen loo xam moo fi am d'abord pour ñuy xalaat leneen. waaw yi xam nga da nga ne dafa am lu ressource. parce que war nga mën a xalaat ne te buñ fi defoon lii buñ fi defoon lee ñoo xam ne lii moo manqué ci géew ndax yow da ngay war a sànq ressource. te waaw mais xam nga tegoo fi benn bilan non man du maay teg bilan. waaw non mais da nga gën sa xalaat bopp ne tey maire dañoo manqué lii bu defoon lii tey dëkk bi dana jën yi dañ gis seen bopp dëkk bi dana ci dox. dama la gis nga nit nag constant tuuti li may wax chaque jour. gis nga bi may commencé dama ne la. soo gisee ay nit di yëngatu ci benn affaire. da nga di jéem a xam ñii dina ci ñoom lu mu doon. man j'ai rencontré le maire. ci 3 reprises xam yoo xam ne yëpp toog nañ di waxante man ak moom nii. c'est la seule ci këram. pourtant mosuma wax ni ma nan nga gisee wàllu nangam wala nangam. c'est-à-dire pour wax nañ ni nag dafa am loo xam ne bu ko wax te jotul. pourtant moom su ko defoon xëy na mu dégg ci man dara à l'époque mais mosul am. c'est-à-dire dama ni la gis nga bul jël nit ki lim la jàpp. mooy un votant. votel ma
man maa war a dem maa war a dikk amul leen xamul leen yéen waa Géewul toog leen fii man maay dem moo tax benn jour ma ñuy waxtaan man la Alpha kan la Khalifa defal promotion ci wàllu politique ci Géewul amul c'est-à-dire dama ni gis nga loolu nga xam ni moo nekk Géewul un milliardaire comme ni ñu ko tuddee boo xam ne moom mooy régné amul keneen koo xam si ni am na droit franchir doodaan bi nekk après que le maire donc yéen restez ici dans la région de Louga c'est à moi le maire man maa génn man maa am possibilité génn dinaa dem génn. c'est que moom lay yéen xam nga am ngeen am mooy bu ñu doomu Géewul mais bu ñu di déglu yéen tey bu ñu lay déglu si sa débat daana xam ne kii li muy wax day làmbatu rek ndax bu fekkoon làmbatu loolu mën na sukkandiku ne kat tey maire bu fekkoon dafa doxale nii teg baaraam ne kat lii bu ko nit ñi xalaatee déglu ne ah maa ngay vraiment wax na dëgg tey lii bu ñëwoon ci dëkk bi bu ko defoon maire defoon nii ci dëkk bi dina gën a avancé yaa ngi dàq centre de santé bi ñu def ba fi bëri bëri te tegoo leneen loo xam ne dina ko gën yow waaw balaa loolu lépp am waaw daa may subaas moom xam nga li ma lay wax nii ci doxalinu politique ni ñu ko méngalee ak maire yi loolu daf ci bokk leneen ni xamalum doon le choix de nos conseillers et conseillères loolu c'est un problème est-ce que comme ni ma koy faral di waxee mën nañu fekk sama yaay mu toog buntu kër gi mënatul dara di defar gerte caafam toog ci buntu kër gi di jaay pour gagner dëkk bi nga def ko conseiller municipal mu dem ci maire bi nee na dañuy xalaatal ñun ñu jëmale kanam Alpha xoolal yow mën nga dégg ci li nga ñëwoon boo ma dugalaatee tuuti ci wàllu jeunesse exemple bu ndaw la rek benn conseiller boo xam ci maire boo xam ne jeune mais dañuy waxtaan non dañuy waxtaan mais loolu dama lay wax ni la gis nga mais non loolu jeunesse bi la ci yéen la de ci yéen la ndax même bu réunion amee sax boo xam ne yéen war ngeen a mën a ñëw teew bu ñu waxee loo xam ne baaxul ci dëkk bi ngeen ah lii de ànduñu ci wala tey bu fekkee waxtaan am na yéen jeunesse bi bu fekkee invité leen ngeen ñëw toog def seen réunion ngeen ne lii ngeen ànduñu ci dëkk bi lii doxalu dëkk jëmale dëkk bi kanam mais dañuy toog rek croiser les bras ne kenn woowuñu duñu demuñu ay réunion te bu leen woon du ngeen dikk tey bu ngeen defee bloc ba Khalifa yëg ko woo ci ñetti nit neexal leen dara rek ngeen tasaaroo moo tax li muy wax rek ne na Géewul moom yoro sa xaalis rek boole sa xaalis am leen moom moo ko wax waaw loolu moo ko wax te loolu si moo nekk ci yéen moo nekk ci yéen loolu mooy bu ngeen dajaloo loolu mooy malheur bi ñu bëgg mu tey waaw non dafa dañ ndax bu leen ko defee yéen a koy nangu ah non dafa dañ ndax maa nekk ci plateau bi leen la waxal lan mooy man nee naa la le maire rencontré nous 3 fois waaw toog na nga wax ak moom ci politique 3 fois d'accord jamais il n'a osé proposer ma centime ci wàllu xaalis peut-être loolu ci nit la te loolu ci nit la nit ko xam nga bi muy taxawal sa mouvement wala ñu am ñoo xam dañuy ñëw dajaloo sa ginnaaw xam nga lan la wax gars yi biñ ne ma sa waay est-ce que lii dina dem wala nangam mën leen da ngeen def attention de ñii nañu àndal ñi mere foofu fipp jàpp ne bu ñu ñëwee fii tey bu subaa daan am gëdd ba ñu doon réclamer fa pour ñu dellu am ñoo xam ne mu dañuy bëgg a commencer politique jàpp ne bu ñu leen déggee ci opposition bu saf-saf gi bu subaa ñoom bu ñu leen woowee fee daan fa mën a jël place daan fa mën a jël c'est-à-dire gis nga yooyu paramètres il faut nga ko jëlaat c'est-à-dire ay nit ki dafa ñëw mel nii kii ñëw bu jaayee nii nangam dama ne Alpha loolu doxaluñu c'est-à-dire dama ne man en tant que jeune man mënumaa liggéey ak moom ci wàllu communication ak doxalin bi nga xam ne moom la d'accord man ni ma la gisee peut-être nag comme li ngay wax naan jeunes yi defuñu dara wala defuñu dara peut-être ñoom dañoo am gis-gis bi nga xam d'accord même moom bu doxalu Géewul dama gis yow jeunesse boo xam ne doxaloo Géewul ndax tey bu fekkoon da ngay doxal Géewul doo bàyyi benn parti boo xam ne dëkkul Géewul ànd ak moom di ko jàppale muy réew mi tey boo ko jàppalee ban njariñ lay indil Géewul nga bàyyi koo xam ne doomu Géewul la di ko xeex ba pare yow da nga bëgg Géewul xam nga loolu dafa am war lu ko war waaw parce que réew mi soo ko jàppalee daan yow doomu Géewul c'est parce que da nga bëgg Géewul am leader fi may wax ak yow sànq ni la Géewul amul ku Khalifa defal promotion ci wàllu politique Géewul moo amul leader émission bu mel nii nga toog man di nga wax ak man mas nga ko gis sa maire def ko ci benn télé ci chaîne Sénégal wala nga def ko ci benn rajo mas nga ko gis est-ce que boo génnoon fii dem à Saint-Louis ne Serigne Baye Dia Khalifa Dia dana la wax kan la kooku moo defal promotion ci wàllu politique kooku moo ñu naj c'est-à-dire gis nga kooku la ñuy jàppale mbaa du moom ngay di waxaale ci suuf pour que ñun mais yow même boo jàppale ko Khalifa n'est pas Idriss Seck kon da nga xam ñan ñu fi nekk non xam nga yow li Khalifa yaa koy dooleel ndax da nga ne Khalifa amul kenn koo xam ne dana la jox poli dana la jox dana la may promo ci politique ñun bu ñu waxee lii ci wàllu dama naan rek yow ñi tax Khalifa xeex dëkk yow ci nga bokk ndax yow mënoo jóge fii ne da ngay jàppale ci koo xam ne réew mën a nekk mais man nga bàyyi doom dëkk fii ko xam nga doomu dëkk boo ma waxee loolu kon du ma gëm Khalifa ah d'accord mais xam nga gëmoo ko mais Khalifa gëmoo ko élection législative passée war nga gëm élection législative passée waaw bi Mamadou Gueye nekkee doomu Géewul waaw am parti politique am
ñëw am listam tekki. kon géewul mënu mën a am tendance. mais taxul nga ànd ak Modou Gueye de. déggoo ma de. mais taxul nga ànd ak da nga may dégg nag nga ma loolu ba pare. kon maanaam ñi ngay wax. waaw kon géewul mënu mën a am tendance. waaw mais dafa am tendance war nañ ko baat. waaw mais taxul nga man nag ma wax la sama. taxul nga ànd ak Modou Gueye yow. taxul ma ànd ak kenn. waaw kon kay non non. yow ànduma ak sax kenn. kon yow gëmoo doomu géewul. non non yow taxawaay bi nga taxawaay tey boo fa taxawoon tey comme ni Khalifa taxawee da ngay xeeb doomu géewul. ah bon ndax munoo ne Modou Gueye mi ngi fi nekk di tendance ak Khalifa. ñeneen fi nga bàyyi leen fi dem di ànd ak réew. xam nga lu tax mooy li ma la wax xam nga dama ni la. Modou Gueye géewul la dëkk. waaw. listam ñu ngi doon compter ay 8 wala plus de 8 personnes yoo xam ne ñu ngi nekk ci géewul mu investir leen ci listam. moom il était investi. Khalifa ci liste. keneen ak keneen am na ay liste yoo xam ne investir nañ ci ñu taxaw di xaar. donc li nga ni gëmoo géewul moo yow moo wan leen ni leen doomu géewul yëpp su ma soñoon ñu am ndam. moo tax mën leen ànduma ak kenn. maanaam ànduma ak kenn mooy kii gisuma sur le terrain campagne bi ma waxuma dara mais fa ma war a toog. non non man d'accord ma ci ànduma ak kenn xam nga bu dee da ngaa bëgg a géewul da ngaa bëgg a géewul. da ngay xool intérêt géewul. waaw intérêt géewul c'est quoi. non non moo doon ñu jàppale Mamadou Gueye xanaa ko. non intérêt géewul mooy nga xool. nga xool li nga xam ne tey ki nga xam ne boo ko jàppalee tey géewul gis ci boppam géewul dox ci. moom foofu lay xamee ne gëm nga géewul. mais damaa gëm géewul jàppale ma doomu géewul Khalifa doo nga nekk fi doomu géewul. dégg nga wax bi de Alpha c'est-à-dire. waaw bi may voté. damaa voté pour doomu géewul. waaw mais dama ne. en tant que politicien li ñuy xaar ci man. descendre sur le terrain wax nii teel jëm ne man la loolu laa nanguwul woon ci campagne mais dama ne la bi ma toogee. ba voté jot damay dem accomplir sama devoir citoyen dama koy def. damay dem voté la ma def sama diggante yàlla la. yàlla xam na tamit la taxoon ma koy def bu dee géewul mi ngi ci. bu dee géewul nekk ci bu muy sama njëriñ. non géewul nekk ci géewul nekku ci. ndax bu fekkee yow da nga ànd ak feneen réew mi mënoo def loo xam ne géewul dañuy gis bopp. non réew mi c'est récent. ñu lañu gis bopp. non réew mi c'est récent. réew mi avant après élection yi. waaw ñu d'ailleurs moo wax la ni la réew mi élection législative ci lañ yónnee ci sama kër. ñu ñëw fi yabal délégation yi ñëw sama kër. te pourtant ba ñëwee wax ba sonn lii ma la wax laa leen wax ci biir campagne bi ñu ñëw fii sama kër. ñu ñëw toog yabal fi ay nit ñu ñëw toog wax li ñuy wax ma leen waa dégg naa leen mais pour l'instant élection yi nga xam moom lañ jëm sama. ñu gis élection yi jëm nii. ndax da ngay dem ak sa cëgal bopp wala da ngay ànd ak koo xam ne tey doomu géewul la boo xam ne tey da ngeen di mën a wàcce mais bu fi nekk. loolu moom beneen mbir la. xam nga li nga war a tënk ci élection boobu mooy que suñu combat la fi nekk. mooy que li ñu jàpp ni ñi gëm. loolu moom nañ ko fi jëlee ba pare. mooy la mooy que li fi nekk. ak Khalifa. la fi jëlee peut-être mooy ma développé tuuti. pour wax ne ñu bari ñoo xam moom moo ci nekk. mais dama ne li nga xam moom moo fa nekk. mooy Khalifa bi nga xam moom la ñàkkoon a gëm. doxalinam ba ñooñu soobu ci loolu. ci li ko fi jëlee ba léegi. comme ni ko gisee woon en 2014 Khalifa dégage. non gis nga maam ak yow bu ñu lay dégloo ci li ngay waxtaanee. tey ku fekkee borom xam-xam di la déglu. dana ne kii day wax rek mais amul programme. amul fu mu jëm. amul programme fu mu jëm ndax boo nee jëlee fi Khalifa. te présenté wuñu koo xam ne tey buñ ko joxe buñ taxawee ci kawam ne jiitu danañ gis ne kii kat am na capacité bi am na xam-xam bi. wala nga ne kat mën naa doxal. wala nga ne yow mën na sa bopp laay indi. niveau bi ñu toll ci géewul moo grave. waaw wala nga ne sa bopp laay indi mais boo bëggee dàq. xam nga niveau bi ñu toll ci géewul ban la. waaw ban niveau la. ñun on n'élit pas un maire. ñun gis nga bi ngay voté ci en 2014 wala yee. faloo maire de. conseil municipal nga doon fa. c'est-à-dire dama ni la. li ma gëm. mooy que une équipe municipale boo xam si nii. na mu war a mel na maire. ka tey nekk maire loolu après la. su fekkee dem nañ ci élection loolu moom maa la ko wax. mais maanaam ay Khalifa la wala boo jëlee Khalifa da nga war a jël tel quel nga indi benn nit boo xam dana ñëw taxaw fi mu war a taxaw loolu moom c'est autre chose loolu suba la. waaw ñu gis ne. mais ma laaj la benn laaj. te nga dencal ma ko. mooy que comme milliardaire la. comme am na relation bi ma. comme day dem fu nekk. bu nu buggee saaga. mooy mu wàcc ci mairie bi. wala ñu fal ko ba pare mu jël ko jox ko keneen koo xam si nii xam na ne loolu lépp amu ci benn. su boobaa nañ ñu mën a waxal moom. te boobaa pourtant ci loolu la ñuy jëmee ñu koy xool. ci leen jëmee ci nga am yaakaar. ci laa am yaakaar waaw ci yaakaar maa ngi bari. waaye ñu gis nañu doon xaar ay jamono di ci sonn di ci daw ba sonn. loo xam ne gënal na jeunesse yi nga xam ne ñoo nekk ci géewul. muy lotissement bi. gis ngeen yàgg ca topp naan lotissement dañu lotissé. ba yàlla def na lotissement bi déjà pare na. ay fan ñu tàmbali ko. waaw mais d'accord mais gisagoo ko mais xam nga. lu ne fan ñu ngi defar borne yi. ñu ngi defar borne te envoyé nañu fichier bi nga gis ko yow. c'est pas méchant xam nga lu tax ma wax la loolu c'est pas méchant. mooy que tamit gis nga bu la nit ki toogee tey. Alpha man mënoo ñëw ci man. ni ma tey nangam. ma vérifier amul. suba nga ñëw ni ma tey nangam. ma vérifier amul boo nee maa ma tey nangam kay damay gis nangam rek doo xam nangam. mais mënul kon lotissement bi yow gëmoo ko. non bu nee ceeb rek ma xam ne agsi na. franchement mais borne yi ñuy defar borne yi. alhamdulilah. parce que ñun ñëpp ay jeunes la ñun ñëpp bëgg nañu kër. man su ma ree fi mu doon nii loolu kese la.
kër kese la. mais yéen lan moo tax yéen politiciens yi du ngeen nangul mukk seen morom mu def dara ngeen ne lii am. effectivement. non ndax yow tey bu ma nee lotissement bi nga taxaw nga dégg ñu ngi koy wax nga gis ñu defar borne yi wala nga xam ne lotissement bi loolu liñ doon séntu am na yow loolu war na la leer mais waru ko dàqal loolu ne xëy na bu ma ko gisee moo ko nangam. non xam nga waxuma. xam tamit nit dana loo xam ne tey bu ñu leen seetaanee dana ne ah kii de vraiment dëggu na. ndax gis na lii ne loolu am na. gis nga tey en tant que géewul la. taxul sa bopp. bu nee lotissement. dañuy bind comme géewul yëpp. dem dépose suñu demande. xanaa loolu mooy xam nañ ni lotissement war naa mën a am te nangu nañ lotissement am bëgg nañ lotissement am bëgg nañ terrain. nangu nga ne am loolu xam nga moom boo xësee def yow. nangu nga te boo sañoon. mu sotti dama ni la. kanta amul mbir mi. dama ne dañ ñu ci nax ñaari yoon. du ma xaar ñu ma ci naxaat. mu ne cëpp ma xam ne agsi na foofu laa yow mais c'est pas parce que da ngay nekk ci politique ba su lii baaxee nga ni wuru baaxu la su lii kii buñ tabaxoon benn kii sax nga ne ni nga ko tabaxee daa weng non c'est pas ça. mais maanaam am na loo xam ne di nga ko gis xam ne lii kat lu war a mën a nekk la am loo xam si nii aussi ba léegi day des. c'est la politique. mais parfois nag casquette politicien bi il faut nga bàyyi ñu. waaw dëgg la waaw ñu gis ne ñu ngi signalé ñu ngi ci jeexantal émission bi. mais ñu gis ne waxtaan yi am na solo. ñu bëggoon laaj lan ngay tëjee yow. waaw jërëjëf. waxtaan wi am na solo trop Alpha. xëy na bu ñu ci doon développé xëy na du fi jeex moom. seulement ci loolu rek la ñuy wax jàpp ni yëkkatiwuñu kàddu pour dal ci kaw kenn wala ñu wane benn ñàkk bi yar wala benn mbir boo xam si ni xëy na mën nañu wax sax foo xam ne dana ñagase. su boobaa ñu siy jéglu kilifa ak ku mënti doon rek loolu doon ndaw te dégg xam ni wax dëgg yàlla loolu du li nga xam ni mooy suñu set daal. bu ñu sañoon li ñuy wax rek peut-être gëm-gëm moo xaw a mel noonu. booy waxee dara da nga koy waxee sa dënn. ndax nag man li may wax chaque jour nag ma naa dem ci àdduna yoruma ñaar dërëm. ba suur ma jot nga tiim ma ni ma lu mu la ma sa wax ma nekk ci moom. moom ma gënal loo ma mën a tabaxaat ci kaw suuf. donc loolu gëm-gëm la boo xam ne peut-être ay moom la ñuy doxalee. c'est-à-dire bu nu la gëmul tamit ci wàllu bi xëy na dañuy jàpp ni lii daal du lii. donc que na ñëpp boo xam ne leer la mais man je préfère dire que lii ma gëm mooy lii parce que sama gis-gis lii la ma may. donc loolu rek moo ci nekk jàpp ni comme géewul ni ñu ko gisee nag nañu yeewu parce qu'il est temps. parce que nag wax dëgg yàlla commune bu fekkee ni tey doomu aadama lañ jàpp ni moom rek moo fi nekk war koo tënk téye ko ci loxoom moom soit nañu mën a xool li ñu jëm xam ni fii ñu jëmale dëkk bi lii baaxul. mooy que dëkk bi mënut poos doomu aadama mënut ko yor commune boo ko waree yor da nga war a xalaat ci ay ressources yoo xam dana tax muy développé. man maa yor alal ji maa ko mën a yor loolu yorul dëkk boobu subaa nga jël ko teg ko ci loxo ku la neex koo xam ne peut-être ëpp nu xaalis donc yu mel noonu loolu nañ ko bàyyi xel ñun ñëpp. loolu mooy li nga xam ni franchement suñu sañoon nit ñi nañ ci bàyyi xel xam ni du dal ci kaw nit on n'a pas de problème ak personne fii nii ci géewul mais tamit suñu gis-gis ci politique lii la bu ñu xool tamit loolu rek lay gis ci ñun jërë ngeen jëf. kon ñu ngi woon fii ci Géoul TV ak émission bi ñu wax Guindé askan wi tey nag ñu dalaloon ci Mama Gueye di doomu Géoul Mama Gueye ñu ngi lay remercier ci invitation bi. incha allah xalaat yi rafet na waxtaan wi rafet na macha allah ñu ngi leen di jox dig daje ba beneen yoon incha allah jërë ngeen jëf.